salaamaaleykum salaamaaleykum yéen a ngi ci seen émission li ci ginnaaw nag ki leen koy présenté mooy Kadia Barry mooy xale bu pare bi capable bi sañ lépp mën lépp di dugg fépp di génnee ñëpp nag ñi nekk ci ginnaaw man Kadia Barry tey maa ñëw fii ci Géejawaay di leen ko présenté dalal ci nag benn xale bu ñuy wax John Kara dëkk fii ci Géejawaay tey moom laa am comme invité li ci ginnaaw daa fay prix bàyyee nag may xaar maa ngi nii toog. waaw tey nag ma dalal ci John Kara di doomi Géejawaay di champion ñu gëj koo gis lool tamit John nuyu naa la. fay naa la soxna si bàyyi si jàmm. John ñoo ngi si jàmm ñoo ngi. waaw maa ngi sant yàlla bu baax damay profité foofu rek di nuyu sama waa gaale bu baax di ko commencé si sama yaay sama papa di leen nuyu bu baax a baax ak sama yaay Bisi mi nga xamante ni këram laay yeewoo seen xam nga di sant waa kër gi yëpp ñu ko dalee si Balaama Ndaw Amadou Constance mère Mali xam nga ak mère Sarr di leen nuyu bu baax a baax Fatou Thiaw Cons ak kii Sinthia ak Sabina xam nga di sant waa kër gi yëpp daal di sant sama xarit yi tamit Ahmed Ndiaye xam nga Serigne Diop Bibo Kara Momadou xam nga di sant Serigne Diop encore xam nga di sant gaa yëpp daal di sant gaa Bibo Kara gaa yëpp di leen sant yéen ñi tamit ak ñi ngeen àndal ñëpp awa ana Fatou moom sama xarit la maa ngi koy sant bu baax yow rek laay dégg. John dañu la ñu gis waaw dëgg la gën nañ maa gis si làmb bi parce que boo xool 8 janvier bii laa mujjee bëre mais nag si man ndax ñoo ngi dox samay combat depuis ba ma bëree ba léegi mais yenn adversaires yi xam nga moo tax chaque jour dama naan promoteur yi nag ma xoolal ñi ci kaw a kaw parce que sama morom yi du mën nangoo jël pour l'instant ndax man promoteur yi bëgg nañ sama combat ndax su ma bëree day neex damay fecc lu neex a neex damay yóbbu supporter damay entraîner matin soir ndax boo ko mbër yi nga xamante ne ni tey dañoo jël yenn poids yi nga xam seen bëri dañuy puusante rek man damay contact damay physique bu baax a baax kon xëy na si adversaire yi la mais ñoo ngi dox samay combat yu bëri pour l'instant nii ñoom rek laay déglu instant yi maa ngi entraîné matin soir nag di leen xaar di leen déglu bu baax a baax. waaw John Kara benn booy la rek xam nga mooy loolu am jaar si làmb parce que ay xale lañ mais mun naa ne ba ñu bàyyee jàng ba tey làmb la ñuy def te boo xoolee mbapat mun naa ne xale yi juddu yu bëri si bu ma commencé bëre ba tey boo xool sama combat mbay bi la ñuy soog a gis ma daanu depuis mbapat ba léegi ndax boo xool 2010 laa daanu woon xam nga rek xale tamit booy démarré benn affaire du tee des fois faa nga reculer pour mieux sauter 2010 boobu ba ma si jógee ba léegi maa ngi soog a daanuwaat ñoom dañuy dégg samay jaar-jaar xam nañ ma bu baax ndax damaa sob si bëre tamit xaw a saay-saay xam nga te ñoom boo saay-saayee xaw a sob doo leen arrangé dofuñu mais nañ ñëw rek ma yombalal leen ko xam nga bëre ñoom bàyyi dóore bi affaire yooyu noonu ñëw jàpp leen rek daan leen xam nga yaa ma gën a xam. John Kara ñaata combat nga bëre arène nag man 2014 laa débuté quoi di bëre naa 5 combats 4 victoires laa si am sama dernier combat bi laa ñàkk te ni mu demee ñëpp gis nañ ko damaa ñëw damaa bëri damaa xeex xam nga ku ma doon bëreel amaana am na benn sens utiliser ko mooy lan juum naa mu profité ci mais loolu yàqaluma dara ndax moom tey champion la mun na daan ku ne man tamit mun naa daan ku ne loolu dara yàqaluma dara waaye tamit dama naan chaque jour rek sama gars yi man lu ma fi jot a def mënatumaa yóbbu fenn instant bi li sama kanam rek man looloo ma jaaxal quoi loolu laa bëgg a rayante ndax loolu mun naa ne moom war a mun a yóbbu si kanam daal te gëm naa ne mun naa fa dem ndax tamit Kadia tamit kenn ku ne ak la la yàlla may mais nit yàlla dina la may dara sax mais doo ko xam mais man xam naa li ma yàlla may te billaahi bu ma maatee combat dinañ xam ne am naa ko ki may tasanteel xaw ma kan la mais bu yóbboo mu pare bu baax ndax xam naa sama bopp daal xam naa li ne si man. John Kara kan nga visé ci làmb bi mais man temps yi booy bi moom su ma ko jëlee rek dinaa ko defar affaire kan la. waaw man nag xam nga damaa xaw a rëy bët waaw bien vrai que nag xam nga man samay morom yi ma débuté ndool dañoo bëri mais comme li nga wax rek su ma bëree damay toog ay
3 mois 4 mois du ma bëree avance bi di taxawaalu si gars yi mooy waral sax ñenn ñi di xaw a avancé tuuti te mu leer ma ne ñii du ma seen morom man loolu rek moo ma xaw a metti parce que samay morom ñi ma visé bëri nañ ndax tey jii bu fekkoon chaque saison dinaa si bëri 4 fois 5 fois kon Diène Kaïré fu mu taxaw ma fekk ko fa ndax ñu mun naa ne moom moo ma njëkk a débuté sax mais am na chaque jour su ma tasanteeg nit danaan ma saa waay yow ñu nga débuté sa waay yow ak essence yi ni mu demee nii du yoon ma ne leen xam nga rek tamit si ménagère la parce que sama combat mooy xaw a sorante mais essence yi moom su ma la xëy dëgg-dëgg Diène Kaïré moom wax dëgg fa yàlla moom bëgg naa kaa jël ba bëre moom quoi ndax am naa qualité yu ko daan te xam naa ko jàng naa ko xool naa ko xoolaat naa ko te tamit dafa bëreeg sama benn mag xam nga ñu daj si lu nekk mu am nu mu demee waaw kon boo ma waxee loolu moom dama lay sawar a wax Diène Kaïré ok. yow daal Diène Kaïré da ngay gis ne actuellement war nga mën a bëri moom. waaw pour l'instant nii pas Diène Kaïré sax bëri nañ moom wax dëgg yàlla mais tamit xam nga am na ñoo xamante ni nii soo leen limee si yenn bagage yi nii ñu lay seetaan dañ naan kii de boo moytuwul danoo jugal ba pare ak yooyu noonu te yàlla xam na ne sax demeewul noonu man sama gëm lu ma gëmee sama bopp foofu laay waxee ne rek ñun ñëpp ay morom lañ man bëri naa ay adversaire mais mooy loolu jarul sax may tudd seen ñoom xam nañ seetaan nañ ma gurul benn du ñaar ñoo débuté loo ba léegi ñoo ngi jël ay pas di jël ay grand frère yoo xamante ne nii xam nga entraîné wuñu ñun bu ñu amee combat dañuy entraîné bu ñu amee combat dañuy entraîné matin soir diinu gàddaay yi diinu Tivaouane Peulh yi bàyyi fenn musculation di boxe mais nag gars yi ñoo ñu bëre lu ñuy xaar loolu la quoi man barki Serigne Bamba instant moom pare naa pour ñëpp kuñ ma jox xam ne kii moom na man bañ naa ba combat mos a yàqoo si man combat lu ma toog bëréew ma yëpp combat yi may wax adversaire yi daal ñooy dem ba si biir naan kooku arrangé wul man après damay jaaxal sax te am na si ñoo xamante ni jot nañoo lekk xaalisu promoteur bi te loolu du yoon Kaja waxal ak ñoom ñu jël avance bi wala boog. Diène Kaïré. dama amoon beneen question Diène Kaïré lan moo tax Diène Kaïré jóge ci salle bi mu doon entraîné lan moo xew. salle musculation ok c'est que xam nga tamit ñun ay boy lañ bañ ne bëreet moom wax dëgg fa yàlla ñun ñii nañu bu teel a def musculation parce que yàlla may na la bind macha allah contactal physique si géej yooyu sama papa daf maa jàpp si loxo yóbbu ma si ki ngay wax nii Ousseynou la tudd boole ma moom jour ba ma ñëwee gis nga kii biceps yeeg yooyu sax kenn chargé wu ko weñ bi kese lañ ma doon jox ma si entraînement c'est comprendre nga léegi si la entraînement noonu xam nga di débuté si moom mais xam nga nit ku nekk sooy màgg da ngay ñaan yàlla tamit sa lépp di màgg ndax tey bu ñu demee ba ay Balla Gaye 2 ak yenn grand frères yi dem ba États-Unis di entraînement pour avancement moo tax loolu rek la moom moo ma préparé sax sama combat bi passé mais tamit il fallait que ngay génn dem entraînement si yeneen capot yi di dajeek ay ponkal di entraîné ak ñoom di xam yow yaay kan te bi ma ko defee réccu ma ko ndax tasante naa ak ay champion yoo xamante ne nii lu ñu pousse ma pousse lu ko ëpp man si laa gën a xam ni carrément man bu dee 100 francs dama kaa war a lekk si làmb ok loolu la quoi mais du dara. Diène Kaïré dañ seetlu buy bëree ci diggu combat. lu ci bari loxoom day sibbeeku lan moo waral loolu. waaw ok loolu moom dëgg la quoi tamit mais xam nga boo nee bëre tey teel a am benn coow bi am benn mbooloo bi jàpp sa morom yëpp mbapat daan xam nga coow léegi yooyu noonu te en général man dama bokk si famille boo xamante ne nii ñoom làmb ñoom xamuñu ko bu ñu xamee làmb man maa tax du ma am combat sama yaay daf ma doon ñaanal ba sama papa noonu mais dañoo yéex a xam man li may def nii lan la maanaam musique fonk ñu ko woon xam nga maa ngi entraîné bu dégg bëccëg ku ma jox ma daan la te loolu yëpp si doole laa ko tegoon ak gëm sam bopp mais bu ma demee ba école de lutte Balla Gaye di bëre jékki-jékki te mooy maanaam damay ñëw contact ba ñibbi néew ma duma daanu mais balaa ñu may daan dañuy xam ne booy bii daal booy bii moom yaa quelque chose quoi booy bi dafa dëgër macha allah nangam coow li du bëri ku ne di wax am jon indi jon xam nga tamit du ñaax sportif boo gis mu am cat sa fi ba di métti wala zone ba wala épaule bi man nag yàlla dafa dogal sama épaule bi di métti te li di yokk a tax muy métti sax sama ñàmbaar ak sama jom la ndax dama daan contact ak nit sax gaañu si épaule mais du ma ko bëgg a sax manifester bu yàlla defee dogalee mu duggaat rek damay continuer di contact si noonu di con mais jour boobu bu ma tëddee sax du ma nelaw ndax coono ak métti loolu nag moom laa doon def après bu ma demee si benn médecin mu ne ma yow la moo tax sa loxo bi booy xeex nii des fois muy simeeku mooy maanaam soo si gaañuwaan doonoo ko noonu noppal dama daan xëy demaat entraînement dem musculation épaule si lu méttee métti ndekete loolu moo ma doon gaañ
léegi ba ma demee ba màgg xam ne lii nii jëmul kër bu ma gaañoon médecin bi na ma faa ma toog une semaine yoo xamante ne ni bant sax doo ko yëkkati bu ma ko commencé def ba léegi macha allah loxo bi tubaarkalla sama combat yu mujj yëpp deful dara maa ngi siy sant yàlla bu baax tamit wax dëgg yàlla. John est-ce que ba tey mu ngi école de lutte Balla Gaye wala jóge na fa. non école de lutte Balla Gaye ñun mënuñu fa jógee ndax ñun ay doomu école de lutte Balla Gaye lañ ñun ba ñu ñëw école de lutte Balla Gaye yi waaw dañ doon daw ba foofu di def tànku neen boobu ku ne ñëwoon sax yéen di ngeen takk sër di bëre duñ ko gëm ngir maanaam duñu mag boobu ñun bu ñu gimee si làmb bay seetaan rek yàlla daa dogal ñu fekkee tuuti si temps Tyson kon Tyson ba mu demee rek Balla Gaye lañ xam di seetaan amour bi dugg ñu ñuy bërëndu ba tey jii nii école de lutte Balla Gaye bu ñu demee ba mun jàpp ngemb am xam-xam bu ñu ciy daanee nit rek c'est grâce à école de lutte Balla Gaye rawatina père Balla Gaye 2 mi nga xamante ne moo ñu njaboote ak waa école ba ay monsieur Anne xam nga kon ñun mënuñu nekk école ba à bas âge ba da xaw a mën dara rek école ba nekk biir géejawaay ñu fay jóge non mais des fois hivernal yi école ba dina toll moment yoo xamante ne nit ñi duñ ñëw entraînement quoi ku nekk da ngay nekk sa ruq di liggéey surtout bu saison bi tëddee noonu la fa demee woon man toog sama ruq di liggéey mais bu ma liggéeyee jamono ji yëpp maa ngi dem entraînement Fils de Balla combat bi passé man maa ko yóbbu esat xam nga ba booy xool chaque jour maa ngi dem entraînement daal wax dëgg yàlla maa ngi école de lutte Balla Gaye ba jusqu'à présent ñun ay doomu école bi lañ mënuñu fa jóge ndax tamit lépp nice na foofu wax dëgg yàlla. yow sa combat yi est-ce que Balla Gaye da ciy jàpp. waaw Balla Gaye man si 2 wala 1. 2. waaw Balla Gaye 2 moom wax dëgg yàlla moom yàlla daa def moom moo ma bëggal boppam Balla Gaye 2 moom sama waay la quoi franchement parler moom xam nga daf may jàppale bu baax sama combat xam nga di ma ñaanal di ma conseiller ba nii xam nga rek bu ma mujjee jugee si salle bu ma doon entraînement yooyu nii salle bi bu ma ko fekkee moo ma fayal may entraînement kon kooku mun naa ne si jàppale ma la dëkk ndax bu ma amul combat sax da siy jàpp grand bu baax la xam nga maa ngi koy bëggee bu baax di ko ñaanal combat bi mu jëm mu daan Gris Bordeaux jël bu amul benn wérante. fan lay ngémboo. man fan laay ngémboo man sama kër yaay laay ngémboo sama yaay bu ma jur këram laay ngémboo si peggam bu may jox may lekk di ma jox may naan di ma ñaanal di ma ñaax xam nga sama yaay nag dafa xaw a tàng dafa xaw a sadik quoi si maanaam si waxin maanaam sama yaay dara mënu kaa dépassé man su ma mee combat moom moo may gën a xabtal ndax moom maanaam doo gis si moom ay pression wala affaire yooyu noonu xam nga daf may ñaax xam nga di ma jàppale naa ma waaw xam nga di ma gën a may puissance moom mu ma ngemboo fenn fu dul si wetam waaw moom mooy loolu moom wax dëgg yàlla si wetam laay ngemboo mooy loolu ok. John Kara ñan ñoo koy ñaanal ci wàllu mystique ñan ñoo koy jox ay mystique. exemple comme maanaam si sëriñ si wala si samay xarit yi may xëpp gàllaat. sëriñ si. sëriñ si waaw mais tamit loolu moom day jafe trop pour ma wax si quoi ndax kenn ku nekk fi ngay rootee moom boo sañoon kenn du la ko xamal quoi ndax tey jii nii am na ay góor yàlla yoo xamante ni ñoo may ñaanal fépp si Sénégal ak fu dul sax Sénégal nag ndax tamit dañoo bëgg a yegg fenn fi biñ demee ba xam ne affaire yi moom entraînement baax na xam nga yëkkati poids baax na. lépp baax na waaye tamit musique da see am solo quoi xam nga te xam nañ ne carrément musique da see bokk ba nga xamante ne nii bàyyi ñu fenn fépp la ñuy dem képp koo dégg ne góor yàlla la rek xam nga tey su ma fa demee mun na maa ñaanal ma avancé rek dinaa fa dem mu ñaanal ma ko franchement. John Kara bu tax amul yitte. yitte loolu moom boo ko waxee dina ma jaaxal trop quoi tamit parce que man Baye Fall laa avant tout taalibe Cheikh Modou Kara laa borom baax mooy sama sëriñ lu dëgg. ñu jàngal ñu élégance jàngal ñu xam nga lépp tamit ñu yaru loolu barki Serigne Bamba ñu moom wax dëgg fa yàlla dañuy nuyoo ba nga xamante ni nii sax dañ naan kii moom naka la demee nii xëy na tamit am na ñoo xamante ni moom doo ko sekk ak ñoom nag franchement ama am na ñoo xam dañ lay romb di ñoddi xam nga di def ay affaire bu la gën a doon góor yàlla tamit xam nga parce que ànd neex na waaye koo bàyyi mu dem ak mbagam man bu ma la nuyoo ñaari yoon am naa fulla boobu nuyu la ñaari yoon nga may fenêtre yi bu ma la rombatee du ma la nuyu man moom am naa fulla googu waaye nag képp ku ma romb dama lay nuyu wax dëgg fa yàlla damay nuyu moom franchement parler mais man képp koo dégg mu ne diw amul yitte rek daa fekk du maam moom quoi xëy na nuyu naa ko ñaari yoon xam nga mu fayee ma bakkan ma téye sama bopp fulla googu moom am naa ko
wax dëgg yàlla waaye tamit ñëpp samay gaañ lañ ñëpp samay doomu nday lañ ñëpp laa sekkal jàmm ñëpp laay nuyu mais xaw ma ku la wax loolu mais daa fekk boo xoolee ba si biir non kon moom si moom la quoi. waaw si dëkk bi nga dëkk si géejewaay bi nga dëkk affaire yooyu waaye tamit loolu man sax du ma si nag di si débat waat xam nga tax gën di mbindeef moo gën ñëpp sa comprendre nga danaan romb ñu koy sànni ay xeer fi mu juddoo kon loolu garaaw du ma ko bañ quoi loolu moom ñëpp lay dal yow mi di wax ak man sax di ñàkk nga gis kenn mu ne la yow mi Kaja mi du nuyoo te amaana sax yow mi doo nuyoo ya waaw. John Kara lu tax mu bëgg jotaayu jigéen lu tax John Kara bëgg doxaan bëgg jigéen daal. bëgg jigéen da ngaa neex nga naan da ngaa bëgg jigéen. yaa koy doon xam. man damaa bëgg jigéen. John da ngaa bëgg jigéen. non man bëgguma du ma ne bëgguma jigéen nag ndax su ma ko waxee sax am na ñoo xamante ne buñ ma seetaanee dinañ ma mere ndax xam nga la moo tax. man bu dul ay gel dara sax man dama bëgg nit quoi man nit laa bëgg en général man moom dama bëgg nit moom franchement man moom bëgguma kenn mer fépp fu ma toog fu ne saa waay bëgguma ñëpp toog noppi quoi maay amee waxtaan bi maay kaf maay ree muy góor muy jigéen mais ay bëgg jigéen comme ni ko gars yi di yaakaaree ay affaire yooyu man nekkuma si man dew ma dikkuma entraînement laa xam liggéey tëdd sama nekk dew ma dikkuma su ma amee jigéen bu ma xamante ne nii dinaa sol sama dàll di ko seeti sama maam la ak sama yaay keneen ku la ne nag John da koy seeti te nekkul ñi nga xamante ni ay kilifa lañ ay mag yu jigéen yoo xamante ne nii dañ may jàppale sama combat ah du mën a waxuñu dëgg de waaye du bëri de lu néew lay doon lu leer laa lay tegal. John Kara am na copine. copine comme exemple koo xamante ne nii mooy lan noonu expliqué ma lu keleer la keleer. am nga benn xale bu jigéen boo xamante ne moom ngay bëggante. xale bu jigéen boo xam ne moom la man nag instant yi nii moom wax dëgg fa yàlla moom pour may bëggante nii bëggante daa teel si man pour man dafa teel trop si man may jël sama xol di ko jox nit wala di jël xolu jàmbur di ko bëgg daa teel trop. mais am nga fu ngay noppalu boo nag maa ngi yow ay wax de. waaw noppalu mooy lan doo bàyyi loolu. man xale laa man su ma namee noppal damay fekk sama yaay fu mu lalal sama papa man laa di toog ak moom di ataaya ak moom ma ñëw tëdd seen biir foofu laay noppaloo mais du leneen. John am na doom. ah. John ndax am na doom. doom. waaw. lan mooy doom. doom. doom être humain. non John Kara am na ku bëggantewul amoo gel nga naan ko ndax am nga doom être humain ak jëmmu nit ni mu mel xoolaatal li ngay wax bu baax man xale laa doxuma sax si yooyu barki Serigne Bamba man soirée sax dama fay dugg di nelaw sama xarit xam nga tamit ñun danoo am ay nit yoo xamante ni dañuy way exemple tey bu ñu amoon combat di tous ñoo yore micro bi di way lu toog ñooñu bu ñu amee seen bis ay anniversaire wala dara ñun faa ñu siy dem mais yàlla xam na ne nam ma lool bu ma fa demoon sax damay nelaw damay gëmmentu billaay wallaay aw ma doom aw ma dara man samay rax daal am naa ay rax yu jigéen yu ndaw yoo xamante ni nii ñu di bëggee doom laa leen bëggee moom wax dëgg yàlla su ma leen gisee sama yaram day daw dama leen di far weccet bu ma yor moom laa koy bokkoo la ma sentiment boobu maa ngi koy am si ñoom moom mais samay doomu yaay lañ sama yaay moo leen jur xam samay rax ku mel ni Mama Fatim ak benn mu ndaw xam ak ndeela sama turandoo yaay ay xale lañ quoi ñooñu nag bu ma leen xoolee du may doom heure bi. lan moo la gën a metti ci làmb loo xamante ne da ko dund ci sa jour combat mu metti la trop ba mën koo fàtte. comme ma dem stade nii am lu ma metti trop jour boobu xam nga ñun moom mama ay Baay Faal la ñun moom daanaka pour ñu gis lu ñu metti dëgg nii si yenn détails du yomb parce que damay dégg mag ñi naan doomu gar mi day ñemee jam-jam moo tax man lu ñëw rek damay jàpp ne lii damaa doon doomu gar mi moo tax bu méttee rek damay jàpp ne noonu la war a def mais tôt ou tard day neex parce que ñun amaguñu lu neex si làmb chaque jour mun naa ne ñu gis lu ñu métti si làmb parce que tamit munoo nii rek dafa métti ngay entraîner matin soir am supporter boo bëree mu neex boo tuusee mu neex xam nga
ñuy xool ñi nga xamante ni dañ leen di tëggal parce que tamit ñun dañoo def si làmb loo xamante ni nii xam nga ça fait l'occasion quoi dafa am loo xamante ni dañ kaa jot a def si làmb depuis à bas âge ñuy mbapat xam nga di kërti ñu naan kii dina demam du dem ngay góorgóorlu di sacrificer sa life si lu bëree bëri di entraînement du dégg bëccëg xam nga ngay avancer di évoluer ba nit prime ngay bëri arène di dóorante kon normalement war nañ laa fay quoi war nañ laa fay nga jël dugal sa gafaka jàppale sa papa jàppale sa yaay nga koy def ba mat ay juróomi yoon bien vrai que ne du dara ndax bëri nañu fi bëri ay combat mais exemple quoi tey bu ma toogee ba heure bi bëriwu ma xam la moo waral lool da ngay gis benn booy bu ne bëreet ci koñ mën a bëre lool amul sens pour bëre mu dem na promoteur bi mun naa jënd 3 bologu ticket 3 bolog yi ñaari bolog yi rek 300 000 la 3 bolog yi nekk 450 000 nga jënd ko yow ñu fay la 100 000 francs nga fay promoteur bi fay sa bopp fay saison ñu luwee si stade ba dem ñu dóor la ba sa kanam toll ni inamaa nga ñëw seen koñ nga daan ak nga daanu deseetoo dara sa papa deseetul dara sa yaay deseetul dara ñu jël leen ni fajee nga ko yenn ñi fayee ko bor si sëriñ si xam nga tamit loolu dafa métti mais ñoom du ñu gis loolu ndax lan bëre ba rek la ñuy gis ñu mel noonu nag moo tax ñun bu ñu débuté di bëre gëm suñu bopp gëm na ñun waruñu fay benn promoteur ndax dañoo xam li ñu doon am talent mu ne si ñun bu ñu duggee stade amateurs yi kontaan bu ñu xoolee rek dañuy xam ne ñii dañoo pare ngir maanaam duñu indi benn biir duñu indi deex duñu indi dara physique la ñuy indi état indi muscle te amateurs yi loolu la ñuy wër bu ñu duggee si biir géew bi samp dëggal suñu bopp ne ngay xeex bëre xam nga loolu la amateurs yi bëgg mais promoteurs yi daa mel ni bëggatuñ loolu man loolu rek moo ma xaw a déranger mais du leneen ñi nga xamante ni dañoo am talent si làmb mën a bëre mën a xeex di tuus xam nga ñooñu dañ leen war a tëggal fay leen xaalis bu weex taal ñu dem bëre ji xam nga ma la wax loolu la quoi mais du leneen. à part làmb ji may def nii waaw parce que man moom xam damaa yàgg bëgg a affaire de sécurité quoi man moom balaa loolu doon naa liggéey menuisier xam nga affaire yooyu noonu mais xam nga rek ñun moom dañoo si mënuñoo toog si benn bërëb ndax man fu ma doon liggéeyee Pikine sax amaana làmb jee yoo ko tax ma bàyyi foofu noonu ndax patron bi dafa jékki-jékki tukki ma des fa maag booy yenn gars yi añ bi bu ñëwee xam nga doo suur quoi añ bi doon lu ndaw a ndaw loo xamante ni nga liggéey ba sonn su bëgg ko war a jóge foofu dem entraînement añ bi daal la tax ma bàyyi métier ba dem ci affaire de sécurité yeeg yooyu di ci xooslu nag di ci góorgóorlu di ci am lu may fajee sama yenn soxla yi xam nga ndax tamit xam nga boo nekkee góor yàlla munoo ñaan bu la kenn waxul demal liggéey bu la kenn gisul ngay jugal ko daanu comprendre nga tamit yow di nga xam ne carrément man mii damaa war a jug góorgóorlu am lu may lekk am lu may sama yaay am ku ma fëgg ma mën a yëkkati dara jox la côté boobu moom maa ngi ci quoi di jéem a def ay garde rapprochée ay sécurité mais pas ay bu ma violence du ma def dara nag quoi te garde rapprochée bu may def dama see am sama carte professionnelle boo xamante ne nii su ma jàppoon nit dóor ko sax kenn du ma si tëj wala dara parce que samay kayit yu leer naa ñu laa yor xam nga loolu la quoi franchement si loolu daal laay daan sama doole instant yi. John lan moo la gën a neex ci làmb nga xamante ne tey boo toogee di seetaan làmb sax sa xol day sedd. li ma gën a neex si làmb loo xamante ni dama koy xool di seetaan sama xol di sedd si man quoi si loo xamante ni si man la jógee si làmb waaw instant yi nii nag xam nga xanaa dama koy wax rek ngir question bi ma posé mais amaguma ko quoi mais nag dinaa wax ndax munoo ne sa ba ma dalee bëri ba léegi dara neexuma si làmb su ma ko waxee sax day mel ni du ma gor ndax tamit yëre yi may sol nii yëpp en général du ma ko fay kenn damay ñëw rek saa waay xam nga rek ñu yëkkati jox ma fu ma dugg dañ may jox damay dem ba damay rus lu ne lañ may defal te loolu làmb moo tax ma am ko bëri dafa neex doo fay oto boo dugg doo fay xam nga diw champion yow garaaw paas xam nga dugg si bërëb saa waay waxaale yëre boobu nga yaakaar ne dañ la koy jaay ñun la mën la ko ba mu jekk na la yow coo jiwul garaaw quoi entraîneur xam nga loolu tamit dafa neex loolu la ko wax dëgg yàlla ndax nit ñi moom dañ may jàppale te xam naa ne jàppale bi may jàppale du parce que góor yàlla yi bëri nañ fi ñi nga xamante ne ñoo ngi xëy di dugalante di génnalante di yëg nit ñi bëri nañ fi mais je sais que ne man loolu bu ñu ma koy defal rek làmb tax kon loolu moom kontaan naa si trop ngir làmb ci ok.
John Kara am na lu mu war a wax promoteur yi ak adversaire yi nekk ci làmb John Kara dafa bëgg naka jàkkaarloo wax ak ñoom li nga bëgg a wax ak ñoom ak li nekk sa biir xol. waaw loolu moom weesuwul may entraîner guddi ak bëccëg matin ak soir xam nga di góorgóorlu sama kéemtulaay kàttan jël sama tubay tax ko ba mu dëgër di xeex ak sama naf su bakkan bii nii ñu ne ma looy def ma ne làmb xam nga te promoteur yi duñu gestu duñu jox combat ñun at mi wax ñun mbapat dañuy toog di bëri dañ doon bëri chaque dimanche ñuy bëri damay tegale sax di war a bëri arène dem am combat mbapat sama ménagère di bañ ma ne ko non baa ma jël ko lii yàqaluma dara xale bu ndaw laa kon bu ma demee ba toog di bëri saison bi benn combat xam nga dafay metti quoi day metti trop nga nekk xale di entraîner matin soir moo tax koñ bi mayu ma kenn jàmm ku ma tasanteel maa ngi bëre ak yow ndax loolu dafa dem ba dafa nekk sama deret xam nga su ma soñoon nag promoteur yi dañ may contacter jox ma combat ci lu gaaw ak mbër bu ñu indi ak mbër bu ñu yaakaar ne kii champion la mbër bu ñu munti ngeemu je suis prêt pour kooku ndax gëm naa sama bopp am naa jom bi am naa entraînement bi am naa bëre bi yéen a si des jël leen combat bi ñu tëgg ko ñu dem bëre ji ko bu boobaa di ngeen xam ne tëgg ngeen ko bu baax je suis prêt pour tous les lutteurs du Sénégal nag te fu mu gën a tàngee gën a méttee je suis prêt xanaa loolu neex na si ñoom lay des nañ ma jox combat rek ma dem bëre ji man loolu rek laa bëgg te bu boobaa dinañ xam ne lépp dëgg la dinaa tuus mu neex bëre ba kenn waxaale wu ko ndax du ma arrière supporters yi dañuy ñëw en masse ñëw leen waaye sama gars yi tamit ñu waxtaanee ko tamit ok. John Kara sama doom la depuis yàgg na depuis ma dëkk ci Guédiawaye ba tey maag moom donc du coup bi ma ko xamee du tey mu nekk xale bu yaru nag xale boo xamante ni dafa neex a uuf parce que amul fréquentation liggéeyam la gëm entraînement am après mi ngi ci kër gi su dee pour génn la wala pour voyager foog naa ne bu àndul ak man du génn donc muy ko bëgg yaayam yërëm ay sëram ak ay raqam qualité boobu ma gis ci moom moo tax ma ñeme ko mu fonk liggéeyam torop nag bëgg ci tekki bëgg ci am ndam te foog naa ne xale bu dee ñaan loolu rek jar naa pousse tuuti parce que amuñu ñoom lu dul seen avenir bi muy lutte bi donc lu leen ci mën a nit mën a jàppale rek danga ko leen ko ci jàppale surtout moom rawatina moom donc ma koy ñaanal mu gaaw am combat am ay victoire nekk sama roi des arènes man donc te gis naa ni qualité yooyu mi ngi ci moom ndax champion la nit moom bu nekkee bañkat rek doon na champion te qualité bi ëpp ci doomu aadama mooy ngay xool sa fan nga jëm pour propulser donc du coup maa ngi koy ñaanal bu baax a baax suñu borom may ko ndam ci lépp lu muy lijjanti suñu borom may ko ci ndam muy am ay victoire parce que ñoom ñooy avenir u Sénégal ñooy avenir li des ci àdduna bi parce que développement dëkk bi mi ngi seen loxo rawatina nag secteur bi ñuy cultiver muy lutte dafa doon secteur boo xam ne dafa xaw a complexe donc du coup su leen ci nit ñi encouragé wu rek duñu mën a dem à fond may wax Guédiawaye yëpp ñu nekk ci ginnaaw rawatina ñi nga xamante ni xam nañ ko ak ñi ko xamul mag ñi fi nekk dina mag yu baax tamit ñu ñaanal ko donc maa ngi koy ñaanal yàlla jëmal ko ci kanam ndax doom bi mat a uuf la merci beaucoup. est-ce que mu bokk ci mbër yi nga xam dañuy guddee tëdd dañuy dem ci boîte yi fu nekk la ñuy dem quoi. non loolu dinaa ci sawar a wax parce que man 21h30 lay tëdd te John des fois mu may njëkk tëdd moom donc du coup man saa yu may tëdd damay wàcc ci suuf xool leen ñoom ñëpp ba pare te à chaque fois su ma ko xoolee ñu ngi ci kër gi donc du ay waxu kese nii lu ma gis la loo xamante ni la dama ciy teg sama bët chaque jour déggoo man la John bu génnee kër gi ñoo ànd voyage yi ci sama cadre liggéey wala ñu ñëwaat ci biir kër gi parce que lu ci bëri man lay àndal donc du coup génnam bëriwul ñooy bokk dem entraînement ñooy ñëwaatandoo ci kër gi donc xam naa lu bëri ci vie privée donc nekkul nit boo xamante ni day guddee tëdd nekkul nit boo xamante ni day taxawaalu vraiment parce que bu meloon noonu du ngeen ko fekk fii parce que man mi nga xamante ne moom la nekkal concevoir uma loolu sax asantumaan nag mu nekk ci jeune lutteur di wut carrière di wut yoon donc su ma ko gisoon muy dem ci yoon boobu sax dinaa ko woo tuuti wax ko li ma ci xam donc côté boobu moom awma ci benn inquiétude ci moom. merci beaucoup. merci lay àndal donc du coup génnam bëriwul ñooy bokk dem entraînement ñooy ñëwaatandoo ci kër gi donc xam naa lu bëri ci vie privée donc nekkul nit boo xamante ni day guddee tëdd nekkul nit boo xamante ni day taxawaalu vraiment parce que bu meloon noonu du ngeen ko fekk fii parce que man mi nga xamante ne moom la nekkal concevoir uma loolu sax asantumaan nag mu nekk ci jeune lutteur di wut carrière di wut yoon
donc su ma ko gisoon muy dem ci yoon boobu sax dinaa ko woo tuuti wax ko li ma ci xam donc côté boobu moom awma ci benn inquiétude ci moom. merci beaucoup. merci. damay sant yàlla bu baax di julli si yeneen bi xam nga di sant sumay ñaari waajur sama papa sama yaay xam nga bu baax ndax moom dafa sonn si njabootam barki Serigne Bamba sama yaay moom ñu ñoo tax muy sonn bu dégg bëccëg waaye tamit di ñaan yàlla rek yàlla bàyyi ko suñu kanam ba mu fekkee suñu njëriñ te xam ne ñu tamit bu ñuy dóorante ay cours yi sonn moom moo tax xam nga di sant suma maman bisu bu baax a baax aw ma fayam ndax tamit xam nga moom bañaluma dara quoi lu ne la may nangul si àdduna lu ne la may defal émission ba ma ko fa waxee dara ne ma waaye sa loo soxla ci xaalis nan lay demee lan la ñuy togg lan la ñuy def lu ne moo koy laaj ma ne ko maman affaire yi moom xam nga méttiwul quoi mais teewul li mu si war a def yëpp def na ko si quoi man moom kooku dama koy sant mention spéciale ndax su may entraînement salle moo ma koy fayal lépp xam nga di ma jàppale guddeeg bëccëg vitamine yu may naan xam nga lépp moo ma koy defal wax dëgg yàlla di ma ko defal rek te yàlla tax dama koy bàyyi nag ak suñu borom si sër di ko ñaanal yàlla tamit ak sëñ Fallou bi nga xamante ni moom la gëm yaakaar ko yàlla na ko sëriñ Fallou fayal boppam di sant waa kër gi bu baax a baax a baax su mel ni Constance xaritam bi xam nga mère Ami Sarr xam nga Tamati Sey di sant Fat Thiaw Sinthia xam nga Sabina xam nga di sant Amadou Bella mu ndaw di sant sama waa kër maam ñoom ñëpp di sant waa Géejawaay gi yëpp ndax Géejawaay tamit aw ma seen fay quoi waaye sama gars yi tamit mention spéciale quoi ndax chaque jour ñoom man ak ñoom ñooy toog ñooy fréquenté ñooy béggee ñooy bokk suñu lépp xam nga tey ñu bàyyi seen lépp tamit teew si gaale bi loolu noonu kontaan naa si bu baax di sant ku mel ni Amène Ndiaye suma waay la Serigne Diop xam nga di sant Bougane bu baax a baax bi boo Kara sama waay la tamit maa ngi koy sant bu baax Mamadou tamit amul aw ma fayam ku baax la barki Serigne Bamba maa ngi koy sant bu baax xam nga di sant Maguette gaaynu am la ma di sant ñëpp quoi di sant Awa Alain bu baax Kaja yow mi tamit xam nga ku fàtte nga mais maa ngi lay sant bu baax a baax di sant yéen ñi nga xamante ni yéen la àndal yëpp barki alxuraan ndax lépp rafet na tamit quoi kontaan naa bu baax di sant Cheikh Sall sama gaañ la tamit xam nga Cheikh Sall Modou Café Serigne Fall xam nga ñëpp daal billaay wallaay am na seen fay kontaan naa trop wax dëgg yàlla di sant mère Diakhou tamit sama mère la Cheikh Dégol gars yëpp maa ngi leen di sant bu baax Baye Fall yëpp Baye Daaru déggee waaye sama gars yi. yéen a ngi seen émission di ci ginnaaw ki leen ko doon présenté nag di Kaja Bari di xale bu pare bi nee naa leen ba tey duma tàyyi di ko wax ak yéen xale bu pare bi coupable bi capable sañ lépp man lépp di dugg fépp nag di wane nag képp ku nekkoon ci ginnaaw ci ginnaaw mbër mi. maa ngi ñuy toog émission baa ngi nii yéen ko moom seen émission la xale bi leen koy présenté ngi ñuy toog pare nag pour lépp émission baa ngi noonu tey fii laa ñëwoon Géejawaay di leen tàggu nag di leen jox di daje ba beneen émission incha allah ak beneen champion émission bii daa fay prix te laaj leen ma prix lan la fay pharmacie lu génn du duggaat ndax amul xàcc amul delloo El Vision Médias ak Kaja Bari du ay fo